dama lay nuyu d'abord di la massawu ndax li la tëj na tey waa Ndakaaru yu bëree bëri muy taw bu bettee di sotteeku jamono ji ci Ndakaaru d'ailleurs loolu su amee dañuy am une pensée pour Dakar waaye yëpp yi nga xam ne comme yow dañoo xëy suba di wuti taw bi dab leen ñu ci bari ci ñoom sax xëy na duñ mën a jël taxi amuñu oto yenn saa yi sax jël car rapide wala leneen day jafe ci ñoom sànq dama taxaw ci fenêtre bi di xool mbedd bi mais da ngay yërëm doomu Sénégal yi ndax ku ci nekk yaa ngay daw nga xam ne ñoom ñëpp leen tax a jóg mooy wuti lu ñu yóbbu ci njaboot ga rek. une pensée également pour Sénégal yi nga xam ne bu dee taw jamono ji seen àdduna day tukki ndaxte ñu ci bari ci ñoom seen kër yi seen nu ñu koy waxee sax meuble yi la leen yàlla wërsëgale ñu koy dunde ak seen njaboot boo deful ndànk jamono ji mi ngi commencé di tëmb ndox mi commencé di ko nangu ci Ndakaaru ak ci gox yu bëree bëri bu dee taw je crois que à commencer par le président de la République Sénégalais bu nekk même boo ci mënul dara sax sa xel war day dem ci ñooñu parce que dara gënul metti dëkk ci sa kër ak sa njaboot surtout bu dee guddi ndox mi di ko nangu ci conditions yi nga xam ne souvent day bette parce que taw du wàcc alors tey awa mënoon nañoo taxaw di waxtaane Sénégal li nga xam ne amul gouvernement ndax gouvernement bi président Macky Sall wax na leen jamono yee ñu weesu ne leen nañuy expédier les affaires courantes en attendant ñu teg assemblée nationale bu bees bu ñu ko tegee mu former gouvernement bu bees war a fal premier ministre bu bees mënoon nañu waxtaane sax assemblée boobu nga xam ne fal nañ député yi ba léegi mën nañ leen woowee honorable député Guy Marius Sagna nee na moom baal nañu ko jëru ñu koy woowee honorable mën nañ koy woowee surga bi wala mbindaanu askan bi moom loolu la bëgg mais mën nañuy waxtaane également président de la république bi nga xam ne waxoon na ne nañ ko jox mu tegaat premier ministre ci nu mu gën a gaawee ndaxte jamono yi ñu jëm dafa amal ay tukki yu bari te comme dafay war a lijjanti mbiru Union africaine yenn saa yi mu fàtte suñuy mbir ñun il fallait moom premier ministre waaye bañ ko joxee ba léegi juróom-ñeenti weer a ngi nii awa mu lànk ne du fal premier ministre te fan yi liñ doon bañ yëpp moo xew moo leen réew mi jamono jii may wax ak yow amul bopp parce que kii bopp bi newu fi mu ngi ci ay tukkeem xaw ma ba xam fanaan si na fan yi wala déet yëgaguma ko beneen bi moo di ne premier ministre bi ko war a wuutu newu fi donc ñu koy ñaan rek moom président Macky Sall su fekkee ne mën na ko mu baral loxoom ñu installé assemblée nationale teg premier ministre je crois que loolu lu am solo la ci réew moo xam ne lépp ay urgence la te nawet bi ñu nekk wane na ko noonu nañ waxtaane la daan teg bi nga xam ne njàqare gu méttee métti moo ci am te ba léegi nii njàqare gu jóge fii parce que dama dégg ministre de la santé Marie Khemesse mu wax ne redéploie malade yi su laajee dem ci régions yi sax danañ dem ci régions yi ça veut dire Cheikh Tidiane que ni redéploie ba léegi pareeguñ day prouver rek impréparation bi nga xam ne moom la ñëpp doon wax ak gaawantu bi nga xam ne moom lañ gaawantu pour jaay la daan teg toj ko tabaxaat ko. pareeguñ te la daan teg tëj na. la daan teg tëj na te pareeguñ parce que moom moo ko wax. moom moo ne redéploie maanaam yóbbu maladie ci yeneen hôpital su laajee ñu dem ci régions yi sax dañ ko def kon su waxee ne su laajee dinañ ko def ça veut dire que ni am na ba léegi malade yoo xam ne fan lañ war a yóbbuñ leen fa te loolu man am naa ci lu ma leer parce que boobu ba léegi doo xëy bés te déggoo wala nga seetaan ci télé wala nga dégg nit ku la woo personnellement ne la dem naa la daan teg problème bii laa fa am voilà loolu mooy li am te Marie Khemesse mi nga xam ne moo jiitee ministère de la santé du ko weddi Cheikh Tidiane mënoon nañu waxtaane soble soble parce que man jigéen yi teel nañ dem voilà benn mbir dafa am benn góor gu sant Ndiaye tooñu ma Ndiaye nag mais Ndiaye la sant ca Touba daf ma woo mu ne Moustapha man daal damaa xëyoon suba am samay kanaara ma defar leen bañ baax jox ko sama jabar ne ko na togg vermicelle nee na mu dem toog ca liggéeyam jabar ji woo ko ne ko nijaay tey moom ragal naa ne vermicelle du mën a ne mu ne ko lu tax mu ne ko dama dem di jëndi soble ñu ne ma kilo bi 3 téeméer lay jar. 3 téeméer à Touba 3 téeméer. nee na mu ne ko kon nañ ko ceebu yàpp mu ne ko ceebu yàpp tamit day am soble mu ne ko waaye mais soble bi vermicelle di soxla. ceebu yàpp du ko soxla. billaahi du caaxaan Ndiaye la sant tooñu ma ñëw aw Diop Ndiaye. alors bi ma déggee loolu audio la ma envoyé day di ma ko expliquer ça me fait rire tout ça parce que dafa reelu mais ndekete yoo ëpp naa ree parce que dama ñëw fii ci Walfadjri seetaan ci télé bi jigéen ñi di xëccoo soble Touba xëccoo soble comme ñuy xëccoo leneen xëccoo soble pour mën a am saakub soble boo xam ne ci suba maa ngi lire ci presse bi ñu ne 50 000 francs lay jar. le ministère du commerce nee na tey dina ci expliqué wu j'espère que dinañ ñu wax lan moo tax boo demee fii ci Potou ñi dëkk Louga xam nañ ko jàpp lomp la gox yu mel noonu mooy la zone des Niayes soo fa demee ñoom dañuy bay soble ba mu ñor ñu gas ko suul wala ñu lakk ko parce que amuñu ko jënd
booba ñuy xëccoo soble ci dëkk yu mel ne Touba je crois que ministre du commerce moom li mu waroon a def avant muy expliquer mooy mu démissionné ba pare après bu démissionné ba pare ñu wax ko expliquer. Dakar kilo baa ngi 1000 francs. ah oui mais c'est inadmissible alors que fii ci Lompoul c'est à quelques kilomètres dans le département de Kébémer soo fa demee da ngay fekk ñoo xam ne dañuy jël soble bay ko ba mu ñor ñu teg ko di wut luñ ko jaayee mënuñu ko yóbbu day nëb seeni loxo ñu gas ko suul mbaa ñu taal ko état bi waroon a organiser wu pour mën a am camion yu jëlee soble boobu mais également mën a aider population yi pour ñu mën a conserver soble màggal Touba mi ngi ñëw dañuy soxla soble lu bëree bëri ñoom Serigne ak Njaayeen yooyu di dem di màggal yi voilà mi ngi noonu loolu lu doy waar la ci réew am na benn waay bu ma mës a seetaan soble la jël di ko andi ñëw ba fii ci Bargny alkaati yi jàpp ko fi nangu soble ba mu yónnee loxoom di jooy loolu mooy li am ci réew mi te ku ko wax ñu ne da ngaa bëri wax mais loolu li am. te pourtant Réfane sax Moustapha Réfane kilo soble 150 la fa daan jàpp. xoolal loolu te fii nii da ngay gis mais man dama jàpp ni jaaykat yi des fois dañ ciy boole fu saay-saay parce que da ngay dem marché nga ne kilo soble ñaata la ñu ne la 800 francs. tey jii koñ ba bu dee am na ku koy jaay 700 nga lànk ne doo ko jënd 700. après dañuy dem ba baab la pour nga jëndee ko kii boobu noonu nga xamante ne moom nga ko doon jëndee. jaaykat yi awa lu ñu leen wax rek tooñ leen. parce que man damaa gëm ne état réew. dafa am ay loi dafa am ay textes yu ko organisé faluñu président pour mu naan jaaykat yi ay saay-saay lañ na leen lijjanti su fekkee dafa am ay saay-saay ci ñoom ñoo xam ne dañuy laxas jaan comme ni ñu koy waxee mais ñu lijjanti leen laxas jaan laxati jaan rek teg leen ci yoon waaw teg leen ci yoon ñun ñi xam nga ñun jigéen ñun ñooy dem marché loolu moom ñun ñooy joxe am nañ ci responsabilité bu baax a baax am nañ ci laxas boo leen waxee tamit waaw ñun ñooy joxe de am nañu ci laxas jaan bu baax a baax joxe de xam nañ prix de maa ngi koy wax bala may ñëw d'ailleurs ci li ñu nar a waxtaan tey maa ngi koy wax Pierre-Edouard Faye keroog ma ne ko gis nga yokkum essence dafa garaaw ci réew mi te nit ñi bàyyiwuñ ci attention parce que nguur Macky Sall dañoo muus yenn saa yi dañu am ak caay tuuti xam nañ ne boo yokkee gasoil te transport en commun yëpp gasoil la ñuy utiliser day metti ci ñoom mais gis nga essence Cheikh Tidiane bis boo demee taxaw ci station yi nga daan jënd 30 000 par exemple nga ne leen jaay ma 30 000 bu la jaayee 30 000 ba nga xool compteur bi da ngay gis ne yokk gi ëpp na dayoo boo ko comparé ak la nga daan am ci 30 000 da ngay gis ne yokk yëpp na dayoo mi ngi bëgg a rey dawalkat yi mais nag bon comme dañu jàpp ne ñiy jënd essence moom ay privilégié lañ kenn du yuuxu mais wallaay Fatou ñu koy jënd ñu ngi bëgg a dee alors Cheikh Tidiane nee naa la sànq dañuy waxtaane tey ci diggante France ak Sénégal li ko waral mooy xam nga ne France le 4 août 1982 war naa toll ci fukki at la ñu dépénaliser woon li ñuy waxee am góor jigéen maanaam seen réew moomu képp ku fay góor jigéen loi amul lum lay teg lu leen neex mën nañ koo def bu leen neexee góor ak góor taxaw ci mbedd mi defante du problème bu kenn léegi bi 40 ans yi matee ñoom français yooyu ak seen premier ministre bi ñu am actuellement muy Elisabeth Borne ñu ne dañ koy màggal may fàttali 1982 bi ñuy dépénaliser homosexualité ca France promesse su François Mitterrand la woon François Mitterrand moo doon dem campagne ne moom daal te parce que socialiste nag heure bu ñu jiitee France Cheikh Tidiane waxoon naa la ko fii loi bon yëpp ñoom lay jaar mu ne moom daal mënul comprendre ci France googule ñu ku fa nekk góor jigéen ñu lay teg ci yoon di la teg ay daan parce que avant 82 comme Sénégal la woon c'est important avant 82 comme Sénégal ku nekk góor jigéen France da lay jaar la ci yoon mu ne moom daal jàpp naa ne loolu du yoon léegi bi mu faloo mu respecté promesse boobu mu defoon le 4 août 1982 ñu dépénaliser homosexualité maanaam dootu fa délit Sénégal ba léegi délit la fi mais France du fa délit bi mu ko defee bi 40 ans yi jotee ñu ne dañ koy màggal xam naa ñu bari dañ naan luñ suñu yoon ñun mais li tax ma koy wax dinaa ci ñëw parce que bu ñu tuddul woon duñ leen tudd mais français yi ñoo ñu tudd te bu ñu tuddee il faut ñu tudd leen bi ñu koy màggal seen premier ministre Elisabeth Borne mu ne léegi daal France foofu danañ fa nommer ay ambassadeurs yoo xam ne liñ leen sant xam nga boo nee ambassadeur mooy kuy jokkalante ak réew yi ci ak bitim réew ñu ne ambassadeurs yooyu daal liñ leen sant mooy ñuy dox di taxaw di défendre intérêt góor jigéen yi mooy ambassadeur LGBT plus loolu la France di nommé ay ambassadeurs yoo xam ne comme ni Macky Sall ma ne nommé ambassadeur buy dox ci wàllu sport ambassadeur bu koy doxal ci wàllu diine ñoom dañuy nommé ay ambassadeur yoo xam ne duñ dox ci lu dul mbirum góor jigéen ñu ne ambassadeur yooyu liñ leen sant bokk na ci parce que tubaab bi dañoo jàpp ne ñoom ba léegi France xale yi maanaam c'est important sénégalais yi nañ déglu bu baax France dañoo jàpp ne xale yi ba léegi mënaguñoo fésal seenu góor jigéen
ados yi les ados adolescents yi ñu ne adolescents yi daal ba léegi ñoom mënuñoo fësal seen góor jigéen parce que seen famille yi dañ leen di dóor dañ leen di rejeter et cetera ñu ne ambassadeur boobu war na bokk ci ni mu war a liggéey mooy gone yu ndaw yii suñu gone yii seen bu ñu nekkee ay góor jigéen ñu mën koo mën a fësal bañ ci am benn complexe beneen bi ñu ne dañoo bëgg seen ambassadeur yooyu nga xam ne dañ leen a sant ñuy défendre góor jigéen ñu sant leen tubaab bi ñooy wax de luñ jàpp ne ñoom c'est une mission wala une fonction noble ma ne leen fonction noble mooy lan ñu ne mooy ñu défendre dépénalisation universelle de l'homosexualité maanaam ambassadeur yooyu France di fal dañ leen a sant fépp ci àdduna moo ne universel mooy fépp ci àdduna ñu fexe ba góor jigéen bañ a nekk ci benn délit ci benn réewu àdduna ak réew bu mënti doon nag maa ngi ñëw parce que dañoo tudd ñu ne ambassadeur yooyu dañoo bëgg ñu xeex li ñuy tuddee homophobie d'État xam nga homophobie mooy man gars je dis très souvent que ne man ku ne ma homophobe laa tamit ma ne maa tey parce que man góor jigéen bëgguma ko homophobie mooy ku bëggul góor jigéen ñu ne parce que Macky Sall mas na fay wax ne Sénégal gouvernement amul problème ak góor jigéen société bu am problème ak góor jigéen et c'est important waxu Macky Sall boobu lii dina ko prouver parce que ñoom dañ ne français yi dañ il faut ñu xeex homophobie d'État mooy état yi nga xam ne seen luwaay ba léegi dafay xeex góor jigéen il faut ñu xeex ak état yooyu ñu ne état yooyu fu ñu nekk ñu ne ñi jëpp ci état yooyu ñoom français yi ñooy wax de ñu ne ñi ngi Afrique ñi ngi Moyen-Orient et ñi ngi Asie du Sud ñu ne kon seen ambassadeur yooyu ñuy fal il faut ñu déplacer wu ci réew mu mel ne Sénégal tudd Sénégal ne il faut que seen ambassadeur yooyu nga xam ne moom la ñu war a fal pour nga xam ne sant ñu leen ludul ñu dem xeex pour ñu dépénaliser homosexualité ci réew àdduna yépp muy dépénalisation universelle il faut ñu dem ci réew yu mel ne Sénégal il faut également ñu xoolaat diggante France ak réew yu mel ne Arabie Saoudite ñooñu liñ tudd ñu ne lu tax Sénégal ñu ne parce que Sénégal réew la moo xam ne ku fa nekk góor jigéen yaa ngi risqué buñ la jàppee penu français yi ñooy wax de peine 1 an ba 5 ans ci prison. D'accord. yokk ci ne sax am na benn doomu Sénégal moo tax àdduna loo fiy def Cheikh Tidiane dee ci xool yàlla parce que mën nañ ko utiliser xeex ci sa diine xeex ci say valeur boo liggéey di nga ko layoog sa borom ñu ne am na benn doomu Sénégal boo xam ne dafa bindoon benn livre di wax ni góor jigéen yi sonnee Sénégal muy kan Mbuxaar Sarr yaa ngi koy fàttaliku ñu ne Mbuxaar moomu sax d'ailleurs ba mu ko bindee Sénégal da ko réew mi nga xam ne fa la fekk baax muy Sénégal dañ koo rejeté boddi ko ndax livre woom bind loolu nag ay fen la moom français yi dañuy fen parce que Mbuxaar c'est vrai bi mu bindee livre sénégalais yu bari man bokk naa ci critiqué nañ livre am mais bërki dee Mboo Njaay ñëw na fii ci réew mi di daagu fu ko neex dem def fi ay émission rajo dem def fii conférence ci ay hôtel Dakar yi waaw kenn néew ko dara mais français yi nee nañ ñun dañ koo boddi buñ neexee sax ñoo tey mais li am solo mooy Sénégal kon Cheikh Tidiane nañu waajal suñu bopp moo di ne français yi nee nañ il faut ñoom dañ koy def nommer ay ambassadeur li ñu leen sant mooy ñu xeex pour ñu dépénaliser homosexualité ci àdduna bi yëpp te réew yi ñu ciblé bokk na ci Sénégal gii parce que Sénégal nee nañ dañuy fi bunduxataal ay góor jigéen ba léegi Macky Sall waxoon na ne suñu société moo am problème ak góor jigéen mais gouvernement amul problème ak góor jigéen donc ñu ngi xaar ba xam ambassadeur boobu la ñu nar a fal muy ab góor jigéen bu toll ne mun na ko neex su ñëwee Sénégal lan la nar a wax ak président Macky Sall wala boog lan la nar a wax ak président ba koy wut on n'en sait rien muy tekki lan Cheikh Tidiane moo di ne France léegi doyetu leen ñu ñëw Afrique comme ni ma ko maam Birame Wathie doon waxee démb piller suñu ressources yi maanaam ñun lu ñu am France jël na ko pétrole gaz or leneen ak leneen loo tudd rek France loxoom a nga ca léegi France loolu doyatu ko dafa bëgg ñun nuróog ñoom c'est-à-dire ñoom comme dépénalisé na homosexualité 82 dañoo bëgg ñun ñu def comme ñoom après 40 ans nangu ci suñu waay na ci ñëpp jot après 40 ans ñun dañoo war a def comme ñoom nangu suñu adolescent yi buñ nekkee góor jigéen ñu mën koo fësal nu mu leen neexee nangu fii ci Sénégal ñaari ponkal ñaari yambar sax laay wax man fee tegante loxo di dox ci mbedd mi te kenn du wax lii la tubaab bi bëgg ñu ne leen mais ñun mënuñu nangu loolu moo tax Cheikh Tidiane c'est important Sénégal gis nga mas naa la ko wax fi benn jour ma ne la am na benn combat bu fi ñoom Mame Matar Gueye doon mëne ci yenn série yi daw ci Sénégal gii ma doon wax ne man partagé wu ma entièrement combat bi ñoom Mame Matar Gueye di mëne mais dama koy soutenir xam nga lu tax parce que damaa xam ne ak mbon bu commencé da nga koy xeex tout de suite parce que bu ñu commencé di nangu naan lii c'est possible rek day continuer dem bis bu ne ñuy teg bu gën a garaaw suñu série yi bi mu déparé ñun ñëpp gis
suñu jigéen ñi góor ñi ci série Sénégal yi lay wax de waxuma novelas di tëdd ci lal di soli 2 pièces di weddoo ay becc mi nga am ba léegi di wax wolof di def yooyu di takk fer ñun ñëpp di gis di yëngal di waxante yu bon ñun ñëpp di gis suñu série yi ñoom Mamatar Gueye ne nañ ko arrêté ñu ne non ñii dañoo bëri wax nangam ak nangam yenn tubaab yi ñuul yi commencé naan waaw adduna day dox ma ne leen nañ dem alors que yeneen série yaa ngi koy def waaw ma ne leen nañ dem léegi looy gis suñu série yi góor ña jigéen ñaa ngi fóonante looy gis ñu ne la ca Mbuur xale yu jigéen yi ak yu góor yi ña ngay rajo defante lu bon di ko filmer c'est vrai. moo tax boo gisee kuy xeex mbon même boo d'accord ak ni mu koy xeexee Cheikh Tidiane jàppale ko rek parce que fa mu ñu yóbbu moo tax tey jii ba waa ànd sàmm jikko yu jógee def li ñu war a def yépp ne nañu voté benn loi pour criminaliser homosexualité man nga d'accord criminaliser man nga bañ a d'accord criminaliser mais au moins sénégalais yëpp waroon dañoo jóg dem sikkimu ñi ne woon assemblée nationale ñoom Moustapha Niasse ak ñi àndaloon pour que au moins loi boobu ñu yóbbu ko waxtaane ko suñ ko criminaliser wul si ñu gën a dëgëral daan yi bañ xam ne Sénégal gii parewuñu pour topp France ci li mu bëgg mais gouvernement bu Macky Sall lànk assemblée nationale ba Moustapha Niasse jiite woon taxaw lànk fañ la mujjee loi ba demul sax plénière bureau ba ñoo ko waxtaane conférence des présidents xaw ma ne ñoo lànk rejeté nañ ko ñu bàyyi leen ci tey fii la français yi jëm ak ñun mooy dinañ nommé ambassadeur yoo xam dinañ ñëw fii di waxtaan ak suñu njiit yi Serigne Bagal rek moo tax day interpeller la jeunesse africaine tey parce que tey Ousmane Sonko wax na ko démb ku mel ne Assimi Goïta dafa mériter soutien parce que taxaw na jàkkaarloo ak français yi ne leen Mali moom France moomatu ko suñu or ñoo lànk dootu leen ko exploiter ñoo ko exploiter suñu bopp seen soldats yi nañ ñu abal leen mais Mali ñoo la gën a xam ne France du leen bàyyee noonu c'est ça parce que bërki démboo Njaay dégg naa ñu ne accusé nañ France ne ñoom ñooy nourrir le terrorisme au Mali moo tax réew yu mel ne Sénégal suñu njiit yi dafa jar ñu taxaw wax fan la ñu féetee wax ne li gën a soxal Sénégal du am des relations de conflit ak France mais nag am indépendance boo ko déggee Cheikh mooy indépendance économique indépendance ci lépp lu mën a doon mais également indépendance su mën a défendre suñu ay valeurs yi nga xam ne ñun moom la ñu doon ne ci suñu ay maam ak ñeneen parce que Sénégal te commencé wul ci Cheikh Tidiane Gomis ak Moustapha Diop commencé wul ci Macky Sall am na ñoo xam ne dañ cee bàyyi seen bakkan am ñoo xam ne dañ cee bàyyi seen deret am ñoo xam ne dañ cee dem kaso pour que Sénégal nekk li mu nekk am ñoo xam ne dañ leen exilé tàqale leen ak seen njaboot yóbbu leen Gabon lu mat juróom-ñaari at indiwaat leen pour que Sénégal nekk li mu nekk est-ce que ñun dañu war a ñëw ba ci suñu génération bii ñu ne non de toute façon àdduna day dox léegi li tubaab bi bëgg nañ ko nangu mënta nekk moo tax les dirigeants africains ku ci nekk da nga war a assumer sa responsabilité moo tax man j'ai bien aimé le discours bi Ousmane Sonko def démb que ni du ñu nangu français yi continuer di noot suñu économie du ñu nangu également ñoom tubaab yooyu ñu bëgg ni ñuy dundee ñun ñu koy dundee Ousmane Sonko moo la gën a xam ne ni Assimi Goïta bette France moom handicap bi mu am moom Ousmane Sonko mooy du bette France parce que français yëpp xam nañ ne seen intérêt nekkul ci moom donc pour mu dem pouvoir il faut que sénégalais yi ko bëgg a fal boog taxaw ci dëgg parce que Assimi Goïta ni ma ko maam Biram doon fàttalee démb li mu bette France mooy jël na pouvoir bi te France yëgul mu commencé di gouverner français yi yaakaar na du dal ci seen kaw mu dal seen kaw xool ñi nga xam ne ñooy défendre intérêt français yi ci Afrique mu ne leen tey ma defanteeg yéen kan moo ci jëkk Alassane Ouattara ñu embargo ko Alassane Ouattara ay soldats am nekk Côte d'Ivoire mu jàpp ci fukk ak juróom-ñeent def ci kaso bi ne dañoo bëggoon daaneel nguuram président Macky Sall bi nga xam ne mooy xaritu Ouattara ak France dem di lijjanti mu jox ko foñoo ne ko kay añ gars yi naan bu ñu discours ci foñoo beeg yooyu mais Assimi Goïta c'est un homme intelligent xale la mais xam na li muy def foñoo boobu day tekki lu bari mën naa tekki ne président Macky Sall yow ba ngay dem Russie wala Ukraine di négocier pour am ceeb wala blé boo dundalee sa réew ñun fekk na Mali am nañ suñ foñoo ñun di ko dundee une gestion à la Thomas Sankara. Ah mais bien sûr Afrique foofu la toll. képp ku ko def dañ lay jéem a. tey la jeunesse africaine foofu la toll. mais nag dafa am ay risques. li ko Ousmane Sonko waxee démb. risques yi mooy. am na ci ay intérêts yoo xam ne moom la yenn chef d'État africains yi di incarner duñ la may dara. risques yi mooy France lu mu mën. pour que ay Assimi Goïta. ay ñu mel ne moom ay Kagame. ñu mel ne ñoom bañ a bari Afrique France dina ko def. mais nag suñu intérêt. mooy ñu mel noonu bari Afrique man loolu laa yaakaar. mais Moussa Ba ñu des ci intérêt boobu rek. mais noo gis nu ak nu munti demee. dafa am sacrifice. waaw pour mën a
maanaam jëlaat li nga moom. day am sacrifice. est-ce que sacrifice boobu sénégalais xam nga li may wax ni damay wax pour ëllëg moo tax may wax. est-ce que ñun sénégalais yi. ou bien africains yi dinañu nangu def sacrifice boobu muy maanaam 5 ans. 10 ans 15 ans parce que kenn xamul kañ lay jeex. Cheikh Tidiane sacrifice la boo xam ne bu président bu mu dajal dina metti ci yow. Pourquoi parce que Sénégal souvent bu réew mu méttee rek du ñu xool est-ce que dafa am lu tax mu war a métti. dañu koy tout de suite président. merci moo tax wutaluma lay président Macky Sall de. mais bari na yoo xam ne xëy na dina ci lajj parce que dafa yaakaar ne su ko defee tout de suite Sénégalais yi moom lañ koy jiiñ. et que nguuram mën na cee am problème. muy beneen bi mooy man dama jàpp ne tey neexu la wax Cheikh Tidiane mais ñun exemple Mali gii moo ñu ci war a doy. Mali bi ko Assimi Goïta jëlee dafa fekk ñoom Maliens yi ñu fal président boo xam ne démocratiquement élu. maanaam président boo xam ne dañ koo fal nit ñi dem voté fal. am premier mandat ba am deuxième mandat. ba am deuxième mandat. moo tax mbir coowal troisième mandat Serigne naa ci ñëwaat. mais lu ak a jar a moytu. gis nga am na mandat yoo xam ne da nga koy gagné pare doo gouverner. ku weer di nga laaj waa ji Guinée Alpha Condé. troisième mandat la ne woon bu ko wuti mu lànk dana ko wuti na ko fu mu mujjee ab selet maam la àdduna bépp gis. selet maam àdduna bépp gis nañ ko. bàyyi sama maam ci. ah te mënoon naa ñàkk ci moom. wuti woon troisième mandat. takk der yi duñ ko teg loxo. moo tax troisième mandat jirul sonal sa bopp. mais dinañ ci ñëw ak yeneen occasion dama bëgg wax rek ne. sacrifice boobu Cheikh Tidiane Gomis di wax dama jàpp ne Mali doy nañ ci exemple parce que Mali bi Assimi Goïta ñëwee au pouvoir dafa teg un discours de vérité mooy suñu Mali gii ñu nekk metti na te jamono yii ñu jëm dina gën a metti mais il faut ñu accepter ko pour am suñu indépendance. Maliens yi ànd ceeg moom xam nga lu tax ñu ànd ceeg moom discours bi taxul de dañoo gis ne moom néewul di bànneexu bàyyi leen ñoom ñuy jooy di yuuxu. dafa bokk ak ñoom dafa bokk ak ñoom coono bi. néewul di bànneexu man gis naa ko muy accueillir président Macky Sall nga xam ne kii c'est pas un président qui vit dans le luxe c'est pas un président comme les présidents que nous connaissons. waaxum bi sax waaxum militaire la. bokkut ak waaxum président moom ngay jaay daraja waaxum militaire lay waaxu. loolu mooy xëy na loolu laa yaakaar ne mooy différence am un peu ak waa ji nekk Guinée Conakry parce que waa ji nekk Guinée Conakry day nguuru. waaw. day nguuru non day nguuru boo ko xoolee gàngooram ak yooyu nga xam ne kii day nguuru. mais Assimi Goïta amul gàngoor googu. gis naa ko benn jour mu wàcc ci benn pick-up mooy oto yi gars yi dawal ci Dakar. ma ne xoola président bii rek kii de bis bu géntoon ne Dakar oto bii muy dawal. su ko fa yóbbu woon su xoolee suñu oto ministre yi mën na cee jënd 100. parce que yooyu oto yi ma gis ma ko yore ko moom la ñoom. ouvrier yi di yore non gars yi moom la doon campagne ñoom kii mooy oto yooyu oto genre L200 yooyu quoi. voilà donc Assimi Goïta dafa accepter que ni moom c'est un président bu jël pouvoir bi ak ay armes. parce que dafa dàq président jël pouvoir. mais mu ne Mali dafa toll foo xam dafa am ay priorité mooy lan mooy sécurité am d'abord mu ne sécurité Mali tant que ñu ngi ko wékk ci français yi du ñu ne ci sécurité mu dem jëli wuti collaboration ak waa Russie. commencé oui le groupe Wagner. commencé ne dafa bëgg réewam am kii taxaw ne ñun Mali dañoo am coton mu koy woowee l'or blanc. dañ koy bay suñ ko bayee ba pare duñ xam nuñ koy def. mu organiser ngandam feet baykatu coton yëpp ñëw ñu feete leen wax leen li ñu bëgg a def ci coton wax leen ne da ngeen a war di gën di produire coton. ñaaxaat leen. ñu ne ko Mali am na or bu bari. mu dem seeti ay Maliens yu ci jor benn entreprise bu tudd Marega Gold ne leen léegi xam na lañuy def ñu ne ko waaw mu ne dañuy signer. yéen a gouvernement wu Mali lépp luñ génn ci or ci Mali fii ngeen koy exploiter yéen Maliens yi su ngeen exploiter ba pare ñun ñu jël li ñu soxla ba pare doog a jaay. Cheikh Tidiane président bu am noonu bu mel noonu su la woowee ne la takkal sa ceinture. yenn saa yi nga bëgg a añ doo añ. waaye jar na ko mais da nga ciy ànd ak moom. mais ñun suñu président yii ñu am Sénégal muy Senghor muy Abdou Diouf. muy Ablaye Wade muy jàmbaar ji ci palais bi actuellement. ñoom ñëpp. dañuy woo nañu réew mi dafa metti lépp mënta mat parce que réew mu ne ci sous-développement la nangam ak nangam mais bés boo xëyee waxuma président sax de gis ñi mu àndal ne ci luxe boo xam ne c'est insolent luxe boo xam ne c'est insolent suuf si ci réew mi ñu koy jël di ko jaay buñ ko jaayee sax xëy na yenn saa état bi am ci dara mais suuf si ci réew mi ñëpp xam nañ ñi ko wax ak ñi ko bañ te wax que ni
coro diw laa sax bu la neexee am ci. c'est vrai. maay gelu diw rek mën na tax nga am suuf. waaw dëgg la. am oto am leen ak leen loolu mooy réalité wu Sénégal. way suñu ñii ñu jiite. dañuy bànneexu. ñu fi maye di nangu. di maye di nangu. di bànneexu. dëgg la. yenn saa yi nga dajeeg ñoom ci yenn milieux yi ñuy def la leen neex. waaw loolu Sénégal dinañ ko gis di nangu di sacrifier wu ak ñoom mënta nekk. donc moo tax pour répondre à ta question Cheikh Tidiane. Sénégalais yi dañuy accepter def sacrifice bii ngay wax nii. jour bu ñu gisee ne sacrifice boobu seen jiiti ñoo leen ci jiitu. voilà. plan d'ajustement structurel amoon na fi Abdou Diouf wàññi salaire yi. yaa ngi dégg wàññi dund gi yokk franc CFA ñu dévaluer ko mais lu Abdou Diouf defoon dafa gestu xool ministre yi ak député bi ne leen seeni privilège dañ koy wàññi. ci la Mamadou Lamine Loum commencé woon di gescompter téléphone gouvernement bi ku nekk ñu nattal la ne la weer wii lii nga am droit woote boo ko wootee bu ci dërëm yokkee di nga ko fay. dëgg la. Mamadou Lamine Loum moo ko defoon loolu yàggul. le plan Sakho-Loum fàttewuñ ko. après ci la Lamine Loum nekkee premier ministre. moo tax bi Ablaye Wade di jël nguur gi Ablaye Wade doon wax ne bi mu ñëwee jël nguur gi ci Abdou Diouf. bàyyi leen sama big bi bi mu ñëwee jël nguur gi ci Abdou Diouf. dafa fekk état bi liquide. li taxoon état bi liquide. mooy diggante 94 ba 2000. dañ Sénégal yëpp dañoo ànd takk seen biir. moo tax Ablaye doon wax naan am nañ. Ablaye Wade da ko wax bu ñu jëlee nguur gi. mais am nañ xaalis. parce que ni mu fekkee compte Sénégal yaakaaruloo ne noonu da koy fekkee. mais nag lu Abdou Diouf bañoon ci ak bànneexu rek ñii ñu ngi koy bànneexu parce que Abdou Diouf nag moom man ñëpp xam nañ ne bokkul du sama président. moom rek laa contre. mais Abdou Diouf quand même nekkul woon ci luxe. du woon président buy bànneexu. c'est vrai. Abdou Diouf 100 000 francs daawu ko maye. wala boog daawu ñu ko yëg. mais ñii dëgg la. ah non dañuy bànneexu. dañuy nguuru man nag doo nguuru ba pare naan ma kaay tak sa biir. soble bi di jar 1500 yow ngay. mais est-ce que yaakaar mënut a am Moustapha d'autant plus que tey jii dañuy gis de nouvelle génération malgré que sacrifice bi Cheikh Tidiane wax léegi. ku mel ni Sankara ñu éliminer ko. ku mel ni keneen jóg fële Patrice Lumumba ñu éliminer ko keneen ak keneen saa yu nit jógee rek pour jëkkati loolu ñu éliminer la mais teewul ba léegi nit ñaa ngi gën di jóg ngay gis ay nit ay Sankara di juddu jeunesse bi di juddu. est-ce que yaakaar mënu am. mais yaakaar dafay am te sax waxuma sax yaakaar mais lii jeunesse africaine bi bëgg da koy réaliser. pourquoi parce que dañuy retenir les leçons de Patrice Lumumba. Thomas Sankara ak ñeneen ñu mel na ñoom mais ñooñu jamono bañ doon dund nga xam ne français yi dañ daan organiser groupe waa ji ko jiite woon tur bi lay fàtte Aliou Sow tudd na ko fii yàggul. di def Bob Denard di def ay coup d'état di daaneel suñu président yeeg yooyu mais yooyu amatul. man nga France nag mën na ko contourner par d'autres systèmes. mais tey la jeunesse africaine mais dañuy mën nañoo génn manifester ba jëlee pouvoir ba daaneel pouvoir teg beneen pouvoir. ñuy dund ci réewu réseaux sociaux yi ci àdduna yi réseaux sociaux ak yeneen tey jii na la leer ne fii ma toog di waxtaan ci Sénégal ak France am na des Français yu xonq comme Macron mais contre bu baax a baax ni France di politique ci Afrique di ko dénoncer tout le temps le problème maintenant mooy Français yi très souvent même la classe politique française da nga ko ci gis dañuy dénoncer man gis nga li gars yi contre Marine Le Pen rek man lépp li ñu koy contre yëpp man loolu moo tax aw ma problème ak moom parce que moom dafa gëm ne France ni muy noote Afrique daf ko war a baax ak ñeneen ñu koy wax nga koy dégg mais le problème qu'il y a mooy dès que ñu ñëw pouvoir da ngay gis ne dañuy changer seen ay relations ak Sénégal ak Afrique en général Serigne dama lay fàttali ne la Emmanuel Macron François Hollande bi mu jiitee France les premiers mois de la gouvernance Hollande seen relation ak Afrique daf ne woon da koy changer parce que dafa gëmoon ne li mu doon gis sous Chirac sous Mitterrand dafa war a soppeeku mooy France buy continuer di noot Afrique ci la ñu après dafa commandité benn rapport sur la France l'économie française rapport bu siiw la mu tudd le rapport Attali bu siiw la am na benn professeur sénégalais buy jàngale ca France nee na ma bàyyil di tudd rapport parce que boobu bàyyil tudd léegi gars yi sàkkal la pexe mais comme tudd nañ ko ba nañ ko tudd rek rapport boobu bi ñu ko génnee dañ ne France déglul baax dañ ne France pour mu continuer di nekk puissance économique mondiale il faut mu continuer di dominer Afrique au moins 50 ans encore parce que ñun France bu nekkee puissance rek c'est parce que ñun la France bu dul Afrique du tous du dara richesse yi nekk Afrique amul France
jeunesse bi nekk Afrique am énergie bu ñuy liggéey amul France ñu ne il faut mu continuer di dominer seen Afrique au moins pendant 50 ans su bëggee continuer di nekk une puissance te li doy waar mooy moment bi rapport boobu génnee ci la les relations entre la France sous Hollande changé complètement nga gis son premier ministre Manuel Valls def fii ci Dakar voyage am bu siiw boobu mu defoon fii ci Dakar ci jamono jooju ci la Mali tàkk France déclenché l'opération Serval pour ñëw sauver nee nañ Mali ci jamono jooju la xew moo tax addunaa ngi noonu moo tax mais nag li am solo mooy la jeunesse africaine comme ni nga ko waxee Serigne ce qui est sûr mooy li ñu seetaan noonu bañ sàkkal pexe Lumumba sàkkal pexe nu mu tudd Thomas Sankara tey la jeunesse africaine duñ ko seetaanee noonu parce que tey boo xoolee ku mel ne Ousmane Sonko par exemple parce que moom mooy wax ne dafa bëgg a incarner yoon bi ñooñu jaaroon tey bu dee wax mais du Sénégalais rek ñoo koy seetaan africain yëpp koy déglu waaw bu waxee ba pare rek dem bàyyil télé Sénégal yi ak réseaux sociaux yi ne Sénégal nga dem Afrique moom da ngay comprendre na da ngay gis ne ñëpp a koy seetaan ñëpp a koy déglu. très bien te moom ci boppam daf ko comprendre tellement que ni démb dafa wax benn affaire bu jar a déglu. daf ne Ousmane Sonko libre est moins dangereux que Ousmane Sonko en prison. Ousmane Sonko en prison est plus difficile à gérer te loolu mu wax noonu man dama ko gëm xam nga lu tax. dama gëm ne les jeunes sénégalais les jeunes africains tey dañoo am benn baat boo xam ne moo leen tënk ñoom ñëpp mooy amuñu droit l'espoir di dee. te espoir boobu am na un moment ab Macky Sall moo ko incarné woon. c'est vrai APR yaakaar mooy lan espoir moo ko incarné woon sénégalais ànd ak moom gunge ko pouvoir. après xaw ma loolu am xaw ma loolu am mais sénégalais ils se sont rendu compte ñoom seen bopp que ni xëy na seen yaakaar dee na. ñu jékki-jékki gis beneen waay bu incarné autre chose ñu ne kii yaakaar a ngi ci. j'ai l'impression que ni fii ci Afrique fii ci Sénégal ak ci yenn pays africains yu bëree bëri dañoo identifier ci ñoom ay njiit ne ñii yaakaar a ngi ci ñoom. très bien bu yemoon ci voilà émission côté politique wala côté économique. mais côté média sax da gis nañ émission li nga xamante ne moom mooy presse étrangère bi. mais bien ci la sûr manière li ñuy véhiculer information bi. c'est vrai. Fatou est-ce que xam nga ne jamono dina dox buñ ci jógul français yooyu ngay tudd pour seen valeurs yi ma doon tudd au début ambassadeur yooyu ñu nar a nommé parce que buñ waxee rek ne dañuy nommé ambassadeur buy wax ci wàllu LGBT war na dem ci réew sàngam ak réew sàngam duñ ko yemale ci dem di wax day am stratégie bu ñuy développé stratégie bu mën na dem sax ba nekk ci ginnaaw ay groupe de presse mën na nekk ci ginnaaw ay bindkat pour que mën na nekk ci éducation bi comme ni ko Damboj dénoncé tout le temps pour que valeur yooyu ñu mën koo jàll dëgg la Moustapha mu doon lu am solo waxtu bi moo ñu daal di xoj parce que faaw ñu dem si sport donc ñu jaajëfal bu baax a baax on espère que peut-être doxalinu réew mi yu bëree bëri dina ci daal di soppeeku incha allahu rabbi maa ngi lay jaajëfal bu baax Fatou di jaajëfal ñi doon seetaan ñëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew merci beaucoup Moustapha Diop après bu baaxee rek dañuy daal jël rubrique sport Aïcha mi ngi noonu yeneen seen biir rubrique sport le temps que ma doon naan sama ndox bu neex bi ndox bu léger bi macha allah da lay jox énergie bu baax a baax ngir koy